ñu door xibaar yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy prisonniers yi nekk fële ca Liberté 6 camp pénal ñoom nag dañu xëyee ab xiifal tey ji ci suba ndax seen ay ñooñ la ñu jël nee nañu daal di leen kon saaxee ba am sax ñu ciy jëlee ay gaañu yu méttee métti tax nag ba ñoom fu mu ne nii daal sumb nañu ab xiifal te naruñu ci dellu gannaaw bëgg nag ñi nga xam ne ñoo leen boole jiite daal di wàccook ñoom ci seen àq ak yelleef ndax bari na lool luñ koy salfaañi kenn ci ñoom la ñuy teewlu ay kàddoom. coow bi grève de la faim yi mooy chef de cour yi def tamit barki démb dafa ñëw def waaw suuf chambre yëpp amul dara am na benn boo xam ne dañ koy dóor ba gaañ ko dañ ko solal noonu ay perfusion ci biir infirmerie parce que booy neneen di ñu baaw parce que kenn dootu ñu mal na kenn dootu ñu dóor parce que le DAP en personne bi ñu ñëwee fii si jour concert bi dafa ne sant ma kenn dóor benn dëkk la su def lu ñu yoon nga xam ne am nañ ci preuve lan la yóbbu seli am baax moom bëgg fi toog moom bu si yigul toog ne bind ay supérieur am xamal na carrément moom mënul seet bu ko jaarale si jotañu yi chaque jour bu si jotañu yi la koy jaarale après 2 jours 3 jours ñu bëgg a ñëwaat ci chambre maa ngi jéggi c'est pas normal adjoint directeur si boppam dafa ñëw wër ci néeg yi ne waa bëgg 2022 bi nekk ak de paix mais dafa ko ak de fitna la ko bëgg indi saa jotañu yi dañoo pare koo xam ne da nga koy jàpp yow sa dund matul dara matul say garab say dara matul oto bu la nar a yóbbu hôpital sax yow matul parce que dafa bëgg leen teg fitna dinañ yow 7 heures du matin di def appel ñu dëggaat di nelaw na ñëw bëgg leen déranger kon bu yemoo si fii sax ñu ñoom ne di fii sabotage la ñu ñëw jël sa bagage sàcc def ko fee dóor yi nañ bàyyi dóor ñuy dóor suñu dëkk mbokk détenu yi suñu arrêté wul dóor ñuy dóor suñu mbokk détenu yi bu boobaa nag day dina woy mbii bu boobaa yuuxu dina jóge fi ñu ko foogee. ñu wax ci li nga xam te nag moom mooy local bi ñu jàpp ko kon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci dimanche gi kon ñu fas yéene dem ca mbañ gàcce ndax nag ba commission électorale nationale ñoom ñu ngay wax ay jafe-jafe yoo xam te ni am nañu ko naam ci li nga xam ne mooy wàllum superviseurs yi ak nañu leen di tasaare ci biir réew mi waaye nag ñu ngi dalal xelu ñëpp ndax nee nañu daal fu mu ne nii jël nañu matuwaay yëpp ba élection yi dinañ ci dugg ak jàmm te du am benn gàllankoor ci kàddu yi ki nga xam te ni moom di Issa Sall du ñàkk élément bi dinañ ci ñëwaat suñu yeneen ni jotaayu xabaar kon ni ñu ko waxee ñu jàppee ko noonu ki nga xam ne moom mooy jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi di Antoine Félix Diome moom tamit yëkkati na ay kàddoom ci élection yeeg nañu ko fas yéene daal di amalee moom nee na daal fu mu ne nii daanaka lépp jël nañu ko ba yemb na te duñu nangu kenn koo xam ne ñëw na daal di ko xajamal Antoine Félix Diome ñu teewlu kàddu ya mu dénk moom du ma tax saar ci wàllu sécurisation scrutin bi nga xamante ni moom ngay wax dama wax ni rôle état la pour sécuriser le scrutin bi nga xamante ni ñi ngi jub élection yi dama jox ndigal gouverneurs yi ni leen kenn ku ne ci ñoom na nga def réunion yi nga war a def yëpp xool li nga war a taxaw yëpp ngir sénégalais yi mën a génn voter ci jàmm dellu seen kër ci jàmm réew mi nekk ci jàmm ñu continuer di dund ni ñu nekkee ay doomu ndey ak ay doomu baay ni ñu ko xamee ci suñu réew bañ a juboo wala bañ a am même xalaat kooku dañ koy nangu nit ku nekk am nga droit nga ni ànduma ak yow nit ku nekk am nga droit nga ni kii lay votel ku la neex nga votel ko waaye nag kii lay votel te bu fekkente ni voté woo ko ma xeex ak yow kooku ak foo mënti bokk yoon daf ko dàq diine daf ko dàq ngor daf ko dàq rôle état bi la nag pour mu assurer la sécurité des personnes et des biens et kooku mën naa leen wax ni du loo xamante ni c'est négociable donc wàllu élection yu leer ak fichier électoral bu jaar yoon man jàpp naa ndaxte loolu la ñëpp d'accordoon li lu nekk suñu ginnaaw la kon dañuy rafetlu suñu démocratie fi mu toll ba tax na même ñi àndul bokk même langue bu ñu demee ba d'accorduñ ci dara mën a woo koo xamante ni dina leen ko xoolal xam-xamam màcc na jëm ci loolu te su fekkente ni indi na leer lu yi ci war su boobaa ñëpp bokk ci ànd loolu laa bëggoon a wax. ñu wax ci tey ba tey ci fitna gi nga xamante ni moom moo am ci géewuk politique gi rawatina ci campagne gi ak lu metti la nga xam ne am na fële ca kër Massar ba ay kon njaboot a ngi nii ba ñu taal leen ba am sax ñu ci jëlee gaañu yu méttee métti loolee nag ba léegi xamaguñu ñan ñoo ko def waaye nag ñu ci bëri ñu ngi koy naqarlu ñu ngi leen yóbbu fële ci hôpital principal bu Ndakaaru ay kilifa demoon fa di leen nemmeeku ci ajjuma ji ku ci mel ni Aminata Assome Diatta ay kàddoom ñu teewlu ko ak Théodore Semedo. dafa am ay nit yu ñëw taal kër Déwle Ndiaye muy responsable Benno Bokk Yaakaar dëkk ci quartier Kawsara Kër Massar village. ñu ngi koy massawu njabootam massawu waa këram yépp ndax ci lakk-lakk yooyu góoroom këram ak sëtam
ñu nga cay tëdd hôpital mu nekk loo xamante ne ñu ngi koy ñaawlu ndax élection jarul violence ñun ñëpp ñoo bokk dëkk Kër Massar kon lu ñaaw xajul suñu diggante élection yi dimanche rek mu jàll waaye dëkk bi ñu dëkk dañuy continuer di dëkk ensemble kon ñaawteef yooyu mënoon na ñàkk fii ci Kër Massar kon nag ñu ngi woo ñëpp ñu ànd ak dal parce que violence du moom mooy tere citoyen bi tànn ki mu war a tànn violence bi war naa mën a ñàkk ndax ñun ñëpp ay mbokk lañu ñun ñoo bokk fii ci Kër Massar lépp lu ñu ñor rek mooy defar Kër Massar waaye nag kii nga xamante ne moom mooy citoyen bi Massarois bi ak Massaroise bi ñoom ñooy tànn ñooy xool ki nga xamante ne moo leen dañ leen nangul seen droit boobu donc maa ngi woo ñëpp ak dal ku xam Assome Aminata Diatta xam ni toujours lu ñuy woote mooy na ñëpp nekk ci jàmm ndax jàmm rek ci la lépp xaj kon ñu ngi woowaat ñëpp ñu delloo si seen xel xam ni élection yi jaru ko yàlla noppi na démb du violence bi mooy tax yàlla changé li nga xamante ne loolu la am comme programme. ñu daal di dem ca fi nga xamante ne moom mooy Sacré-Cœur ni ki démb nag amoon ay xeetu violence yoo xamante ne ni jógoon na fa nitu ñi nga xam ne ñoom ñooy Barthélémy Diaz ak waa koñ ba doon nag loo xamante ni jur na fa ab coow ak xeexoo mbirum fitna ba suñu naataango fa la ko fekkoon di Ramatoulaye Sarr daal na ci jël ay kàddu ñu teewlu. ma ñëw di romb di xool si laa dégg ni samay booy lañ joteel après Bart si boppam moom moo ni ku leen sànni nañ leen sànni nañu xeex nañu saccagé kër jàmbur moment bu ñuy saccagé kër gi si laa ñëw di wax ak moom naan ko mënoo nekk maire du joxe idées yi mel nii quoi si la ne nañu videur yi dóor si la ma benn videur bi dóor ñu jàmm affaire yooyu noonu la coow bi demee. moom moo ko wax si boppam si gémminam ñëpp déglu ko si micro central bi mu ni pour gars yi saccagé bi tax Sacré-Cœur ay bandi dëkkuñu fi waaw am na ay blessé am na benn paa bu ñu dugg këram ba benn booy foofu lañ ko laqoon ñu dagg nopp paa bi ya saccagé këram beneen booy bi dañoo dagg veenam affaire ba muy am boobu ma toog si boutique bi après ça way commencé wax dal sa toor léegi booy nox lu nga fi dafa bilan dafa tus Barthélémy Diaz boobu moo wax booy noxo zéro bilan li nga fi tus dafa tus mu ne ma dama tontu ay booy maa seen papa tu vois léegi daal benn moment benn yëngatu am xam xeer bi te xam fu jël ko peut-être gaayam la du leeru ko daal na Sacré-Cœur booy Sacré ñoo ko sànni rek mu ne Sacré-Cœur bandi nekk fi zélum situation bi man damaa taxaw kuul dañ ma door ki arrêt ma daw tu vois benn booy buy filmé à l'appui booy baa ngi nii da doon filmé xoolal da doon filmé ñu door kóol bi door ko arrêt nangu kóol bi loolu naye sul dama taxaw jaaxaloog Barthélémy Diaz mu taxaw si otoom jaaxaloog man may filmé mu problème am mu ne ni que géré la ma booyee gars yi ñëw dooma pompe si bët engrais sama portable dooma ba pare dem seen yoon. sama jabar laa nekkoon sama jabar ñu dem pharmacie ma taxaw di aate magu seex bi léegi garde corps bi ñëw dóor ma moo dóoree daf ma def pompe à gaz léegi bu ma defee pompe à gaz yi raw la ma dugal ma si kër gi bu ñu duggee si kër gi on était 5 ans. mu ngoog ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa kër Barthélémy Diaz ñoom it daal di nañu réagir daal di bañ ba tëdd ci suuf accusation yooyu nga xam te ni def nañu ko seen noddu ki yore seen communication di Pape Konaté Diayte moom la ñuy teewlu ay kàddoom daal na ko dénk suñu naataango Issa Tine. Barthélémy Diaz comme d'habitude lu mu nekk di def mooy ay caravane yi nag mu ngi ci ànd ak ay mbokkam ànd ci ak ay andi jànnam ànd ci ak ay militant wam dem tey quartier bu ñu woowee Sacré-Cœur ba mu eggee Sacré-Cœur commencé jokkoo ak askan wi di wax ak askan wi par rapport lu mu def ci Sacré-Cœur benn xale bu yaradiku taxaw ci balcon am di ko yuuxu naan ko defoo fi dara Barthélémy Diaz comme ni nga ko xamee nekk na nit boo xam ne dafa bëgg dialogue nekk na nit boo xam ne dafa bëgg débat di ko tontu di ko expliquer exactement la def ci commune boobu noonu xale boobu aussi mal éduqué ci ne mu jël xeer brique sànni ko ci Barthélémy Diaz donc mu jëlee brique sànni ko ci Barthélémy Diaz heureusement ba dallu ko ci les jeunes yu ñu àndoon tamit riposté commencé sànnante xeer kooku mu ma nekkee woon ci kaw terrasse moom ak keneen ñu am avantage nekk di sànni xeer parce que ñeneen ñoo ngi ci suuf ñoo woon presque lu toll ci 2e étage sànnante xeer yooyu nag moom la gars yi di woowee violence voilà donc su fekkee nag loolu la ñuy woowee violence comme on l'a toujours dit violence kenn du ko xoolee ci fu mu mujjee mais dañ koy xoolee fu mu jiitoo voilà quand je dis fu mu jiitoo parce que Barthélémy Diaz nekk na nit boo xamante def na fi ay caravane dugg ci ay communes yoo xamante dañ leen xamee ñu gën a tàng ci Dakaaru te fu mu dugg gongo lañ koy wax fu mu dugg tàcc ko tey nag mënul ñëw ci commune boo xamante moom moo ko jiite muy commune Mermoz Sacré-Cœur wax dëgg ay xale taxaw ci seeni terrasse di ko sànni xeer loolu moom wax dëgg moo ñu nekk loo xam ne ñun ñoo ngi koy ñaawlu.
ñi doon liggéey ca fi nga xam ne moom mooy SAS ak Ama Sénégal ba ca Sotrac ñu nga xam ne ñu ngi sumboon ab xiifal fu mu ne nag teg nañu lépp ci suuf bu ñu sukkandikoo ci kii di Mass Thiam nekk directeur bu UCG gis na daal lépp lu jëm ci la nga xam ne moo di seen jàmbat muy ñu fay leen lañ leen amel ñoom nag nee nañu dogu nañu ngir ñu daal leen ko jox ci jàmm ak salaam. Mass Thiam ñu teewlooy kàddoom ak Théodore Semedo. ngi partagé ak ñoom métit bi nga xam ni moom la ñu am. ñëwoon nañ fii il y a 3 jours. pour waxtaan ak ñoom pour ñaan leen njëkk ngir ñu mën a continuer négocier pour am une solution boo xam ni mooy gën ci ñëpp ndax dem ba nga xam ni da ngay dàkkal sa lekk bokkul sax ci li nga xam ni rafetloo nañ ko te aussi mën na indi ay gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram donc nekk jamono boo xam ni xëy na kuy yuuxu tam doo ñu la mën a déglu ndax responsable yu ci bëri ñi ngi jàpp nekk ci campagne électorale moo tax ñu ñaanoon leen daal lu mu néew ñu mën a suspendre mouvement bi ba quelques jours ba nit ñi dellu siwaat en position pour ensemble ñu ànd nag dem vers les autorités pour continuer les négociations ngir yàlla suñu borom mën noo dimbali ñu am ci solution ndax mbir mi am na ci loo xam ne def na 27 ans xanaa buñ ko doon comp di ko fay par tuuti du egsi fii mais lépp ñu waxtaanee ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te njaboot gi ci Sénégal la bokk ñi nekk ci nettoiement ak ñi nekk di liggéey ci Sotrac bokk nañ ci ñi nga xam ne ñooy les premières lignes de défense de ce pays. ñu wax ci lancement wu guide de la candidate bi nga xam ne nag jëm na ci processus électoral bi ak lii di gouvernance territoriale li nga xam ne moom mooy waa COSEF nag conseil sénégalais des femmes ñoom nag ñoom ñoo daal di defar loolu mel guide boobee ngir jàppale candidates yi nga xam ne dañu fas yéene daal di bokk ci li nga xam te ni moo di élection locale yi ak lu jëm ci processus bi kii di Bintou Sidibé moom mooy seen secrétaire exécutif ay kàddoom daan na ko dénk suñu naataango Mélanie Aminata Samb. tey jii ndaje bu am solo moom la ñu fi def tey ndaje de qualité ndax ci lu ñuy liggéey COSEF conseil sénégalais des femmes ci ni ngeen ko xamee lépp lu muy liggéey mooy jigéen ak yelleefam dem ci kanam rax si dool yi mu nekk fépp fu ñuy nasee ak fu ñuy noccee te loolu xam ngeen ne politique moo fay yóbbu nit moo tax saa bu rendez-vous électoral amee COSEF day jóg ànd ak ay nawlee jigéenam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci lu ñuy wax comité de suivi maanaam penc moo xam ne jigéen ñi ñoom ñëpp fu ñu munti bokk rek dañuy ñëw lu leen soxal rek mooy itte jigéen fexe ba nekk fu ñuy naseek fu ñuy noccee mu mun di lijjanti préoccupation yeneen yi nga xam ne ci yeneen domaines yi la bu ko defee réew mi góor ak jigéen àndandoo di dox nekk ñaari tànk yu dëgër ñu pousse suñu askan mu jëm kanam tey nag le guide de la femme candidate moom la ñu élaboré ñu def ko autour d'un projet bu ñu tuddee projet COSEF élection locale 2022 mu nekk outil bu am solo jumtukaay bu am solo nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañuy laaj baatu askan bi dañu koy def seen téere bu ñuy njegenaayoo heure bu nekk rek muy sax candidat bi ak citoyen bi ak ku munti doon dañu am accès à l'information ku nekk di nga xam li nga war a xam lii sa yelleef li la war taxawaay bi la war ci élection yi nga mun ko def. mbënd daal di am fële ca quartier unité 3 bu Kër Massar Sud askan ba nag la leen métti dëgg moom mooy ab bassin de rétention ba nga xam ne bëgg nañ ko fa daal di taxawal ñoom nag bañ nañu bal tëdd ci suuf ndax dañ ko bëgg a def ci seen kanam école ak fi nga xam te ni foofu rek la seen doom yi am ngir di fa football ak fowee kii di Daouda Mbaye mooy seen délégué de quartier ñu teewlu ko ak Théodore Semedo. waaw unité 3 ku ko dégg xam ni inondation fii la fekk baax fii la ndox mi daan yegg ba ci dënnu nit ki fii la sapeur pompier yi daan dawal gaal pour génne nit ñi fii at bu nekk lépp luy matériel ci école taw bi su ñëwee lépp lay yàq ordinateur ak lépp ay ati at kon tey ñuy gërëm état bi bu mu defee ay jéego pour régler affaire boobu ak projet bi waaye nag man en tant que ingénieur dama ci dégg ay information yoo xam ne dalu sama xel bëgguñu ma ci leeralal dara nag waaye may interpeller le président de la république son excellence Macky Sall information bu nu am terrain de football bii nga xam ni fukki quartier si la ñuy tàngat seen yaram parce que Kër Massar dafa xat amatul espace ñu ndaar ko def bassin si buntu école yaakaar naa ni lu dangereux la loo xam dañ ko war a arrêter espace yu nu war a mën a def bassin si agglomération bi am na waaye terrain bi sës ak école bi ñu bëgg ko def bassin danger la ma ci interpeller ñu yor sécurité
nationale ñu yor sécurité publique ñu freiner loolu balaa que l'irréparable. yegg nañu nag ci ponk mu mujj bi ci xibaar yi li ci yenn kaay yi ñu xëyandoo ki ñu koy faram